damay jëkk remercier président Macky Sall jot naa lettre bi nga xam ne directeur de cabinet bi monsieur Mahmoud Saleh bind nañu ko. dinaa remercier itam ministre de l'urbanisme bi fi newoon muy Fofana ndax keroog bi mu amee fii problème dëkk bi bëgg a jóg ñun ñoo dem seeti ko ne ko arrêté bii dafa am ay erreur plan bi ñu andi dañu wax ne Super Plateau dafa occupé seeni boroom ngi laaj këyit ma ne Fofana boo bëggee léegi ñu ànd ci Super Plateau bi di nga gis ne c'est pas occupé bu ne ma dinaa ko téye comme signé nañ ko ba pare du ma def notification yi alhamdulilah ministre bi respecté na ay engagement am ki ko remplacé tamit monsieur Sow mu ngi ci engagement yooyu ba tey pour ñu am jàmm ci dëkk bi donc maa ngi remercier autorités yi administratives yi mais tamit maa ngi remercier tribunal parce que bi nga xamee ne bii dëkk bi jóg na ne boo leen mënul arrêté coxeur yi ñun dinañ leen arrêté dëkk bi yéeg ci Super Plateau bi di bëgg a indi ay bain de sang ñooy leen may leen ñu wax ak waa tribunal bi ñu demee tribunal accordeel ñu nañ ñu ay prénotation bii ko coxeur yi bëggee dindi tamit tribunal fexey na ba prénotation yooyu ñu ngi taxaw ba tey donc ñu ngi remercier justice ñoom ñoo tax alal ji nga xam ne coxeur yi doon nañ ko bëgg a jël yàquwul ñu ngi remercier tamit waa taxaw tem parce que coxeur yi dañu amoon armée maanaam milice waaye bii taxaw tem ñëwee waxatuñu loolu laa bëggoon wax ci ay remerciements di remercier ñëpp ñi nga xam ne dañuy taxaw ci intérêt Wakam dinaa wax nag tey ci conférence yi fi jaar am na ñoo xam ne wax nañu ci lépp luy coutume mais am na fu ñu censurer film bi coutume bokkul ak régime présidentiel nga xam ne président bi mooy yore arméem yore ay milices yore ay gendarmerie ak police ak yooyu ñoom la image boobu lañ jël defe nañ ñoom ay régime présidentiel moo ne ci coutume parlementaire la coutume penc yi ñooy choisir seeni représentant yooyu dem ci fi ñuy wax collectivité am na une partie ñu nekk sama ginnaaw ñi des corona bi moo tax aw ñu leen mais coutume seen alal seen jëf seen moyen yëpp collectivité bi moo koy gérer c'est pas un jaraaf un ndey ji réew un qui que ce soit parce que régime parlementaire la bokkul ak régime bii am Sénégal nga xam ne c'est un régime présidentiel pouvoir renforcé fii jaraaf amul droit fekk suufu lébu yi siif ko jox ko ay promoteur de presse ak yooyu pour am buzz non jaraaf amul droit jël yëfi jàmbur jaraaf ak ay coxeuram amuñu droit siif alalu jàmbur looloo tax bi ñu demee tribunal ñu jox ñu raison bi ñu demee administration ñu jox ñu raison donc jaraaf yi waroon nañu wax ni collectivité lébu coutume bi am na ndey ji réew am na jaraaf am na saltige am na ñëpp mais gestion alal ji régime parlementaire la gestion alal ji penc mu ne kañ choisir mu dem ca collectivité ba ñooñu collectivité boobu ñooy joxe mandat ñooy def nii ñooy def naa. ki nga xam ne mooy imam Lamine Diagne nekk sama doomu maam Isaaxa Diagne dafa yëkki ay kàddu ci ay bés yi ñu génn woote jàmm ci dëkk bi te it loolu mooy taxawaayu kenn ku ne ku ñu tuddee responsable ci dëkk bi jaxasoo na lool waaye notable yi nga gis ñu taxaw suñu gannaaw jàmm rek la ñuy dox
kenn mësu leen dégg ci safaan ba tax na imam Lamine Diagne dafa joxe appel boobu mu joxe loolu mooy li nga xam ne moo ñu tënk boobu ba léegi bëgg nañu juboo waaye ana nan la ñuy juboowe loolu moo tax appel boobu mu lancé maa ngi am yaxin ne imam yi nga xam ne ñu ngi ci Wakaam boroom xam-xam yi nga xam ne ñu ngi ci Wakaam ak ñi nga xam ne wóor na wóor yàlla ne set nañu ci Wakaam ñooñu war nañ mën a jóg def benn commission xool parti yi nga xam ne dañ wax ne jubbowuñu bu boobaa danañu toog de manière officielle même état bi bu si doon dugal loxoom yebal ay ndaw ñu indi huissier ñu toog consigner lépp lu ñuy wax ci jubbo bi ci kayit ba ku def lu dul noonu yoon dal sa kaw waaye juboo boo xam ne amul benn garantie lii tax ñu tas kenn ku si ne si ñun xam na ko parce que dëkk bi mu ngi doon doxee noo xam ne neexul ma Samba neexul ma Demba ñu tas waaye suñuy juboo nag dafay jaadu de manière officielle laa wax ak ñi koy seq ñëpp les principaux acteurs ñu toog la ñuy juboo ñu def ko ci kayit ñëpp ànd ci ku jalgati yoon bu subaa yoon dal sa kaw bu fekkee boobu juboo la ñun ànd nañ ci boobu juboo au passage ñu ngi sant le préfet de Dakar ndax juboo rek moo ko soxal pour jàmm am ci dëkk bi ànd nañ ci juboo bi waaye nañu ñëpp toog état arbitré ñu wax nan la ñuy juboowee bu boobaa ñun dinañ ànd ci loolu. beneen deuxième point bi may yëkki moo di aéroport bi parce que aéroport bi taxaw na rek ñu ne nañu juboo déedéet ñun liñ doon dunde ba tey mën nañ ko continuer di dunde aéroport bi nag dafa am ay enjeu yooyu kenn ku ne si ñun muy ñii toog sama gannaaw di notable yi xam na ne aéroport bi am na histoire état du Sénégal maa ngi koy rappeler président Macky Sall maa ngi koy rappeler ne aéroport bi am na ñaari réquisition yoo xam ne moo ko régiroon su fekkente ne ñoom amuñu archive yaa ngi fi te dañuy bañ suba ginnaaw suba ñuy dem ay cours international ak yu kenn xamul di dem ci yoon kon aéroport bi am na histoire ñaari réquisition moo ko régiroon benn bi di juin numéro 4174 en juin 1943 beneen bi réquisition bi c'était le numéro 4227 de février 1945 yoo xam ne le tiers dañ ko octroyé Wakam de droit les archives sont là loolu mooy wax nag c'est pas gratuit dañuy bañ suba ñu naan am leen ko état indi leen ko Wakam bañ fa laa yegg. dëgg bi mooy dafa am ci Wakam benn trio boo xamante ne dañu ànd ak seeni courtisan jokk ne faw alalu Wakam ñoom ñoo koy jël di ci def lu leen neex mu am ñu jokk taxaw def leen face ne ñoom dëgg la ñuy doxal seen alal duñu bàyyi mu dem danañu taxaw ba nga xamante ne dëgg ak équité moo fiy jub loolu moo am Wakam ñooñu nag mooy ñi ngeen gis ñu toog nii ak ñeneen ñi ci dëkk bi dem nañu déclarer ne titre foncier Wakam dafa réer mu nekk lu garaw te titre foncier Wakam ki ko yor ma ngi fii dem nañu dindi lever indivision Wakam maanaam li ñu marqué woon ci titre foncier bi wane ne
maanaam pour ñoŋol ko wane ne kenn waru cee mën a def dara te ñëpp ànduñu ñu fexe ba indi seeni pexe ba dindi ko kenn nga ci ñu gannaaw nii muy Mamadou Ndoye bokk na ci ñooñu dugal seen tur ci biir ñu ne assemblée bi am na fekke ne ko te fekkewul yëgul tinul noonu la ñu naxe juge bi ba juge bi lever indivision bi ñu ne déet na waay ñu jóg dem dindi lu tolloog ci terrain football noonu lañ ko mun a xayma 8736 mètres carrés ñu jox ko ku ñuy wax Gassama sous le prétexte que Gassama daf doon liggéey moo doon terrassé Gassama boobu jóg dem na ba jaay ci ñetti parcelle ci loolu ngeen di dégge seen confrère boobu ci nekk ci presse écrite ñu koy wax Madiambal ca loolu la jënde boo koy seet donc Madiambal ak Wakaam joguñu am problème directement mais ñu ngi amee problème par l'intermédiaire de Gassama ak ki ko daggal jaay ko te waxul ne ko joxal kii. am na ci aussi beneen raison saltige wax na ko jaraaf wax na ko mooy mbiru aéroport bi yow boo nekkee ci mbir nga dem def ay njombe ci li nga moomal sa bopp yor ko muy titre foncier nga bokk ko ay nit ngeen def ci njombe yu rëy ngeen dem ba am blocage ngeen na aéroport bi tey taxaw na ak yeneen domaine privé de l'État nga jóg nga ne xaaral ma jéem a wax ne Wakaam jubboo na su ko defee ñun bu ñu demee la nga xamee ne moom lañ fay joxe ñu jox ñu man see faj suñuy soxla ndax ñu bañ ñu tëj ndax kat ñun dañoo ameel ay nit ci suñu alal te mënuñu koo fay loolu dong nga tax ñuy def point de presse ñoom donc ñaar yooyu nit ku jóg dem ba am problème confronté à la dureté de la vie sa ngor mayu la nga toog nga ne maa ngi dem kat waaye demal waaye nag amal ngor bul tuumaal bul xas dation en paiement boobu muy wax foog ñu leeral leen ko Jaraaf Saybatu Gueye musul def dation en paiement ak qui que ce soit musul am d'abord dation en paiement ci droit ngeen may ma rek foofu ma dugg tuuti ma leeral leen dation en paiement ci droit ni ñu ko définir dañu wax ne dation en paiement c'est le paiement d'une prestation autre que celle primitivement prévue avec l'accord du créancier et qui libère le débiteur. Il y a la notion de créancier, la notion de débiteur et il y a la créance qui est là. Ça veut dire donc que dation en paiement, mais ça exclut la concomitance. Jaraaf Saybatu deful li Youssou Ndoye defu ko yàlla na ko yàlla yërëm defu ko parce que soxlaaw ko woon parce que yàlla moo ko teral soxlaawuloon loolu donc dama ne ci gàttal loolu rek moo ñu metti ci point de presse boobu ñu dégg ci tuumaalente yi. Wakaam benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar les gens que vous voyez tout le temps ñu nekk ci presse bi di wax sont des brebis galeuses xam nga troupeau boo gis dafay am ñoo xamante ne nii ils sont là juste pour semer l'ordre le désordre mooy ces gars-là je ne vais pas les citer nommément parce que discussion de bas étage kenn du ko séq ak ñooñu ñun dañu am benn éducation bu ñu jox lébu dafay gore ba dee suñu yaay yi dañ daan xëy paay duñu yor dërëm ñu jël cin booyal ma ay matt jël cin teg si ndox muy bax pour ñu dalal suñu xel ba heure bu ko yàlla indee rek ñu def bii mais du tax ñu ñaani ñu duñu jalwaani duñu sàcc ces gens là nag dañu jaay seen ngor jaay seen dignité dañu sax gumba faf laa bëgg a wax parce que gis nga alalu mbooloo bu ko kenn nit bëggee lekk day fot ñooñu loolu moo leen jàpp te suñu xamoon histoire Wakaam dinañ def attention ñun jigéen moo ñu jur de ay jigéen ñoo ñu yar ni ñoo ñu wan ni ñu defee ni ñu comporté woo ci kër ni ngay comporté woo envers la société et tout mais l'histoire de Wakaam nous a été contée par des hommes suñu ay maam ak suñu ay papa gis nga fii nii bu fekkoon ne ay xuloo rek la ak sànninte flèche ak yi ku fi am suñu petit carnet ñu ngi sa encyclopédie maam toog si déggoo ma de waxuma dictionnaire waxuma kaye encyclopédie maam lañ yor toog si mais loolu taxuñu jóg dañ bëgg a rassurer la population de Wakaam surtout les dames particulièrement am na maire yoo xamante ñu ngi ci biir
am na ñoo xamante ne comme man dañ yàgg am lu dagg seen xol ñu nekk seen coin mais il est temps de sortir moo tax ñu génn en général doo gis lébu mu toog ay góor di toog jigéen nekk si wet mais fu góor ñi toogee balaa ñuy génn waxtaan nañ ak jigéen mu xelal leen paa yi dañ doon wax ak maire yi ñu leen di tegloo seen tànk foo xamante ne te suñu xamoon histoire Wakam dinañ def attention suuf Wakam paa yi def nañ fi tooke boo xamante ni ku ko doxalul yoon ku si doxalul yoon jaarale ko fi mu war a jaar wallahi azim waxuma la yow mais sa doom ba sa sët dafay pâtir si affaire boobu noonu dina subir les conséquences loolu moom amul sax jiixi jaaxa. mbooloo boo gis dafa am ñett lu si nekk gis nga mbooloo day ànd ak borom xam-xam ànd ak ay mag ànd ak ay xale ñun boo seetloo mbooloo mi lépp loo xam ne mën na gañe combat rek am na fi am nañ ay mag yu ñu ñaanal am nañ ay jigéen yu ne suñu gannaaw am nañ ay xale yu am fit mais chaque fois rek on reste légaliste ñun on reste dans le droit dañ tegu ci dëgg parce que boo gisee mënoon naa sax bañ yëkkati ay kàddu mais boo gisee ma ciy wax répétition comme li tubaab di wax la répétition et les pédagogies ñun on reste des légalistes et dañu am foo xam ne dañu fa tënku ci dëgg gis nga on interpelle ñuy wax ne les gilets jaunes quand on appelle les gilets jaunes parce que couleur bi boo xoolee c'est jaune c'est la couleur verte c'est la couleur de l'islam parce que fa lañ toll xam nga mais am na foo xam ne bu ñu fa tolloo leneen lay ñëw parce que ñun li ñuy wax dëgg la mais am na loo xam ne duñ ko nangu on peut pas être dans le droit ba pare di ragal mënuñu nekk suñu kaw dëgg ba pare di am lu ñuy négocier on négocie on demande si nu mu gën a rafetee mais am na foo xam ne bu ñu fa yeggee on demande à l'État que mu reste dans le droit qu'on reste dans la droiture parce que dëgg am na loo xam ne kenn du ko négocier ñun suñu patrimoine c'est matriculé au nom de la collectivité de Wakam donc on peut pas comprendre que des gens yoo xam ne kenn xamul fu ñu jógee ñu dem yor seen ay papier def du faux def lu leen neex ñu bëgg ñooñu ñu bëgg tey jox leen dëgg suñu kanam loolu la ñuy insister wax ne ñun ndaw yi duñ ko nangu on va jamais l'accepter foofu dañuy interpréter les autorités étatiques fu ne nag ñu ngi fay dugg fu ne ñu ngi ñu koy waxal lu ne ñu ngi ñu koy waxal mais ñun dañuy taxaw dañuy déglu suñuy mag ànd dem nangu suñu déglu suñuy kilifa am na loo xam ne nag bu ma ko waxul fii nag damay am lu ma naqari quand une personne toog di wax au nom de la collectivité da ngay dem ci sa base nga ne yow tu es parti à ta base sa base mooy fa nga soxee ko nga ne sa base nee na la jox na la mandat pour nga dem wax au nom de la collectivité je dis que c'est pas vrai parce que moi qui vous parle je viens de mon quartier sama quartier tudd Boulga les notables de Boulga sont là les notables de Boulga n'ont jamais donné mandat à personne bu mën a agir au nom ci beneen kii amul ça foofu dañuy attirer seen attention loolu ku ko waxoo dëgg